RFM matin 8h jot na xabaar yi ci wolof ci yaatal El Hadj Assane Gueye salaamaaleykum. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar ñëpp ñaan ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak yëglu gu tukkee ci service météorologique bu Sénégal ci jaww jekk na muy mel bi ak léegi poussière bu mitti ci daanaka gox yu bari ci Sénégal ca loolee day wéy ba alxamis du ñàkkit mu ànd ak i tolof-tolof ci wàllu wér-gu-yaram rawatina ci ñenn ñi amee jafe-jafe yu nuyi yëgluk ANACIM wàllu xibaar bokk na ci wér-gu-yaram ba tey ak jàngoro coronavirus gi te Italie feeñ na fa doomu Sénégal yëpp ak njaaxle donte xalaata gunu ku leen delloosi fii ci mim réew jamono yi nag ca zone yi nga xamante ni fa la jàngoro ji feeñ ca Italie dañ leen daanaka daal di wërngale ak karange ak moytu syndicat jàngalekat yi ci njàngale mu kawe mi ñoom ku moywul ñu dem ci grève ndorteelu weeru mars bi nu dëgmal li ko waral di njeexteelu préavis bi nu jébaloon kilifa yi Sénégal di wéy di sàkku rek ñu ne lii di décret d'application loi bi jëm ci yorin wi ñeel université yi ñu daal di ko doxalee SAES ci assemblée générale démb ci Ziguinchor sport gi Malal Junior Diagne la ñu ci àndal wàllug culture ak Hadj Ndate Ana Rocha ngeen baal ma yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. ni ñu ko waxee ci ndorteelu xibaar yi waa agence bi yore lépp loo xamante ni mooy aviation civile ak mbiri météorologie di jaww jeek lu ko soxal daal dinañ def ak yëglu ci temps beeg ni mu mel jamono yi muy jaww ji di poussière bu mitti boo xamante ni daal dina laal ci njëlbeen démb diwaani bët gànnaar yi Sénégal bët gànnaar jàpp penku ba ni mu daal di ganisee Ndakaaru tey ji Mbuur Fatick ca loolee dafay wéy ba alxamis gannaaw ëllëg gi service météorologie bu Sénégal di rek di kon yëgal askan wi ne ak moytu lu ca war la rawati nañu amee jafe-jafe ci wàllu nuyu geek asma ak yeneen sport gi ñuy moytu di ko def sport bu tar ci bërëb yi nga xamante ni dafa doon fu daal di mbedde ñu des ak wér-gu-yaram ak jàngoro coronavirus ak sénégalais yi ci Italie nanu ko dundee rawat na ñenn ci bërëb yi jàngoro ji feeñee fanweer ak ñeenti junni ci ñoom jamono yi ñu ngi ci yooyee zone yu nu daal di def quarantaine ca Italie ñenn ci ñoom sax daal di wane seen ak njaaxle donte ñu ngi wéy di ond ak dal Salif Sow. kenn mënul dem kenn mënul ñëw nit ñi liggéeyuñu ñoo ngi seen kër. Moustapha Gueye mu ngi yeewoo fu ñuy wax Gazalp Serlengo benn la ci fukk commune yi nga xamante ni dañ leen tëj kenn dugut kenn génnul samedi bi weesu la kilifa yi nekkee Italie jël dogal boobule looloo waral ba sax moom fi ñu toll nii jaaxle dëgg moo ko gane si. daal di tëj supermarché yi tëj gaar yi mooy sunu dëkk bi tey benn train jaaru fi depuis vendredi soir benn train du fi taxaw ndax dañuy bañ nit ñi di daje ci ay lieu yoo xam ne mën nañu faa amee virus bi mën nañu faa amee infection virus bi kenn jàngiwul ñëpp la ñu wax ne nañu toog seen kër. ku dem Venise itam loolu ngay gis ci yenn mbedd ya soxna si fa la dëkk ak njabootam moom ak ñetti doomam ñoom nee ñu ñaari fan a ngi nii génnuñu demuñu dikkuñu. dañoo tëj école yi sax kenn du jàngi suba ba le 1er mars am na ñetti cas ci Veneto bi ñetti moor sax. war na yàlla Padova fi ñuy jaayee chinois Padova moom dañ koo tëj moom tool dañ leen quarantaine man moom damaa tiit te loolu ci 2 jours yi la de Venezia carnaval bi xam nga dafa naroon am mardi la woon ñun mardi dañoo naroon dem mais xoolal kenn du dem fenn ñëpp restez chez vous la ñu wax kenn xamul daal ku ko fi dugal individu bi ko fi dugal zéro bi lañu xamul kan la. tiitaange gi moo fa fës waaye leneen lu ñu seetlu mooy ne doomu Sénégal ya fa nekk ñu ngi ànd ak dal ndaxte ba léegi du kenn si ñoom la feebar bi la dal ñoom ci bërëb bi nga xamante ni feebar bi mu nga fa sénégalais ya fa yeewoo seen lim ëpp nañ fanweer ak ñeenti junni ci xabaar yu ñu mujjee am waa protection civile bi Italie nee ñu juróom-benn doomu aadama coronavirus bi la faat na leen ca gox ba ñaari téeméer ak ñaar fukk ñoom la feebar bi la daaneel téeméeri sa ñoom ñu ngi hôpital ñu téye ndax seen cas dafa graaw. Salif Sow jërëjëf Sénégal kilifa yi ci wàllu kër docteur yi jëli matuwaay fii ngir fàggandiku gi lu ci mel ni ñi bawoo ci Italie ci zone yooyee ñu daal di wax ca yegg si teer si ay BD lu jëm ci wàllu ceet gi ñeel seen yaram ak yeneen ci leeral dañu ci ànd ak directeur de cabinet bu ministre bi ñu dénk wér-gu-yaram di docteur Aloyse Diouf ñu teewlu ko ak Makumba Bey. dañuy gën a bàyyi xel ci voyageurs yi nga xam ne dañuy jógee dëkk yu mel ni Italie rawatina ci zone Lombardie bien que ñoom ñu ngi ci quarantaine wax nañ leen ñu wàññi seen déplacement yi parce que nit ñi dañuy wax souvent que voyageurs yooyu buñ ñëwee kenn du leen teg en quarantaine option bi ñuy jël ñun Sénégal mooy que voyageurs yi buñ ñëwee buñ leen identifier depuis seen point de départ buñ ñëwee ñu xool température bi normale ñoom ñëpp dañuy jël seen liste yi transféré ko suñu région médicale yi ak district sanitaire yi nga xam ñu ngi ci gox ñooñu nag ñooy leen di topp pendant période boobu ñuy wax fukki fan ak ñeent yi yooyu ñuy wax ne mooy période bi nga xam ne feebar bi du feeñ ci seen. ci seen yaram. mais léegi niñ daan def ku jógee Chine ñu xool la ku jógee Italie itam léegi dinañ la seet. waaw ku jógee Italie naturellement parce que aussi
du loo xam ne pour ber ñi nga xam ne voyageurs yi jóge Italie la mais pour jël ay dispositions permettre aussi Sénégal ci dispositions yi nga xam jël nañ ko pour bañ a feebar bañ fee dugg aussi dinañ ci léegi gën a bàyyi xel ci ñi nga xam ne dañuy voyager jóge Italie rawatina ci Lombardie mais li ma yaakaar mooy que bu ñu toppee loolu nga xam ne am na foofu ci Lombardie mooy mise en quarantaine yi defe naa ñiy jógee ay Lombardie di ñëw Sénégal du doon lim bu takku. ñu des ak jàngoro ji di coronavirus bi xeetu grippe boobee feeñ ca Chine ci wéye ki lorangeem organisation mondiale de la santé OMS yi teewoo wér-gu-yaram ci àddina yëpp ñoom daal dinañu yëglu jaare ci njiitam ne ku moywul nag yëf yi mardi ims egg ci pandémie maanaam jàngoro joo xamante ne dafay law ci gox yu bari ci àddina ñu fàttali ni jamono yi fanweeri réew laal na leen Chine gëmu nuyoo it faat na fa 2,000 ak juróom-benn di téeméeri bakkan. leneen ci xibaar fii ci Ndakaaru Caaroy Tali Diallo ay laaj ci li nga xamante ni moo jur paatuk ñaari tuut tànk foofe kenn ka benn ci at la tolloon ka ca des juróom-ñaari at di mag ak rakk seen mag nekk lool ci coono ci hôpital ginnaaw supp boo xamante dañu ko daal di lekk foofe ñu fàttali ni démb bi ñuy waajal rob bi sax ñeel ñaari tuut tànk yooyu la police Caaroy yegg si ci jumaa ja daal di gàddu néew yi yóbbu hôpital Roi Baudouin ngir ak teet ci wàllu autopsie xool lu waral jéey ji leeral li ndongo kaa. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu daal di kon taaxirlu ànd ak i leeral ak ndongo ka ci li nga xamante ni mooy tiis wi ci caaro yi ci ñaari tout tànk yu fa faatu ginnaaw ñam bu nu fa daal di xewlu. ci bi mbooloo mi nag di waajal ngir dem ca armée rek ngir daal dee robi ñaari xale yu góor yi nga xamante ni ñoo daal dee faatu ci la police bu Caaroy nag daal dee wàcc si ci jàkkay Jàllo Onda alkaati yi daal dee dakkal jullee gi boole kook jël ñaari néewi gone yi daal di leen yóbbu nag ci hôpital Roi Baudouin bu Géejawaay lépp nag daal dee xew ci bi 6 heures ci ngoon di bëgg a jot sunu source dinu xamal ni alkaati yi lañu bëgg a xam nag moo di ci yenn anam wala sax lan moo rey gone yu góor yi kenn ki am at kese ka ca des am juróom-ñaar ci ay at ba tey moom sunu source dinu xamal ni njabootu Jàllo gi lépp nag biir buy daw moo leen ko yóbbee niki démb gannaaw boori tisbaar ba ñu lekkee nag ab supp ci la ñetti gone yi toogoon ci bool bi ak seen papa ak seen yaay tàmbalee yëg métit waral nag ñu daal di leen yóbbu hôpital Roi Baudouin foofee sax fa la ñaari gone yu góor yi daal dee faatoo ka ca des nekkoon ci anam bu jéggi dayoo ñu daal di koy rawale hôpital bu Fann ba fi mu nekk nii kenn mënul wax nag lan moo amoon ci supp bi gone yi lekk ba mu yóbbee njabootu Jàllo lu ni mel waaye lu nu mën a jàpp moo di kii di seen waajur bu góor moom nag dafa yor butigu pressing ci biir kër gi maanaam dafay fóot ñu koy fay tax am suñuy njortu nu est-ce que du leen ci produit yu muy jëfandikoo moo daal dee tàbbi ci supp bi gone yi daal dee lekk Ndongo Ka Caaroy rajo Futur Média. jërëjëf Ndongo xibaar yi ak RFM ca Touba Mbacké ay ndaw yu daal di dëkk ca gox yi di Kayre Ndaw Kayre Mbay ak Ndindi ñoo fa manifester di sàkku ñu daal di dër yoon wi nga xamante ni moo dox diggante yooyu dëkk di sàkku it courant fa ñoom Marema Diop. askan bii di yeewoo ci Kayre Mbay Kayre Ndaw ak Ndindi di sàkku ci président de la république Macky Sall mu defal leen ab goudron ci seen tali boobee nga xam ne moom moo lëkkale diwaan yooyee ngir dugg fa nag ni nga am ay jafe-jafe yu metti bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Seck Mawo boot seen ay kàddu waaye itam nekk responsable politique bu APR ca diwaan yooyee. Kayre Ndaw Kayre Mbay ba Ndindi raana boobu ku ne xam ne yàgg na fa lool te lu ëpp 6000 élèves ña ngay jàngee ci ñaari dëkk yooyu ba Mayel Landang vraiment conditions yi ñuy doxee ku ne xam ne metti na kon loolu farata la war nañ ci taxaw ndax xale yi bu ñu demee ba ñëw sax dañuy sonn oto yi nga xam ne nag ñaari fan ñett ñu sensé laam seen route li yàqu ak yeneen li koy waral muy ranran bu yàqu boo xam ne pour ñu di ko bu nawet jotee sax du ñu ñëwaat sax di ko defaraat ak yeneen ak yeneen pour sax li ñuy tuddee dabb daaxi def ko sax buñ ko doon am sant yàlla mais am. bu weesoo jafe-jafe ci wàllum tali courant bi itam noonu. fa mel ni Kayre Ndaw nga xam ne lu ëpp ñeenti at poto courant yi ña ngi ko fa teg ren cérémonie officielle bi sama genre gi nga xam ne ay homme politique lañ waroon ko teewee sax dañ ko daw ndax xam nañ ni xeer yi baree bari dana fa jóge ñëw ci ñun te du rafet muy nañu fexe ba jàppale leen ci courant. askan wi nga xam ne nag ñoom ñooy yeewoo ci village yi nekk ci Touba Mosquée di sàkku ci njiitum réew mu jàppale leen ci problème yi Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf soxna Marema waa SAES syndicat jàngalekat yi ci daara yi kawe yi ñoom ñooy artu gouvernement bu Sénégal ginnaaw préavis gin ko jébaloon di préavis yëglu ngir dem ci grève ca muy jeex ci ndorteelu weeru mars buy nuppi rek ku may wul ñu sumbab grève ñu fàttali ni bokk na ci seen i jàmbat yi gën a fës mooy ak signé ñeel décret d'application loi bi ci wàllu gouvernance di yorinu université yi dañu ci ànd ak seen porte-parole Ndiémé Sow ak Lamine Ba.
les textes de gouvernance des universités maanaam li nga xamante ni moom mooy tax université mën a dox problème bu amee dañuy dem lire foofu ni tel problème nii lañ ko war a rek texte de gouvernance yooyu SAES daf cee yàgg jooy SAES bii mooy énième fois SAES di ñëw naan texte yooyu dañ ko war a appliquer parce que loi bi proposé nañ ko loi bi càmbar nañ ko loi bi yóbbu nañ ko assemblée nationale voté na ko lenn rek moo ci manqué mooy président de la république dafa war a signer benn décret buy tax loi bi ñu mën ko appliquer sans problème décret d'application boobu président de la république war a signer boobaak léegi amuñu ci benn nouvelle te loolu tamit nekk na loo xamante ni SAES nee na dootu ko nangooti. ñu des ak waa SAES ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllu plan bi jëm ci taxawu ñeel université bi tukkee ci kilifa yi ngir ak délocaliser di toxal lépp loo xamante ni mooy l'école yi wërngaloog université boobu ñu duppee professeur Assane Seck ca diwaanu Ziguinchor leerali Lamine Ba. jàngalekat yi nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor dootuñu génn université bi dem ci ay école élémentaire di amal ay cours foofee ak étudiants yi décision boobee nag ñoo ngi ko jël ci ab assemblée générale bi nga xam ne nag amal nañ ko tey mu doon dogal bi nga xam ne dina indi jafe-jafe ci li jëm ci wàllu cours yi ci université bi lee Ndiémé Sow moom moo yor kàddu bés bi. salle de classe yi doyul ci université bi infrastructure yi motul ñu d'accord di génn di dem feneen di jàngale di dem ci ay école primaire parfois nga bëgg bind ci tableau bi sax mu bañ parce que tableau bi day am ay trou ñu ne sacrifice yooyu yëpp kiñ ko seqal gisu ko yëgu ko ñu ne léegi loolu it bàyyi nañ ko dootu ñu jàngale lu ëpp li nga xamante ni moom la ñu xaatim suñu diggante ak nguur gi dañu daan jàngale heure bu ne lundi ba samedi dañ ko daan jàngale da ngay gis jàngalekat yi nekk ci salle de cours yi jëmale samedi à 20h loolu nag ñu ne ñoo ko moom mayeetuñ ko. secrétaire général national bu SAES di Malick Fall nga xam ne teewee na assemblée générale boobee jox na dëgg xaritam yi nee na nag SAES national fas nañ leen yéen a jàppale ci xeex woowee ndaxte nee na lépp li nga xam ne nemmeeku nañ ko ci jafe-jafe jamono ji nguur gee ko waral. lii yëpp boo gisee tey ñu toll fi ñu toll mooy dañuy fàttali rek ni dañu ko seq ak ay nit ñoo xamee ni dañu sàmmul seen kàddu mais bi ñu waxtaanee nguur gi dañoo gis ni lépp loo xamee ni waxtaan nañ ak ñoom dañ ciy dellusiwaat ginnaaw la nekk ci seen xel nag ci seen ginnaaw xel ñoom ñoo ko xam ñun xamuñu ko mais li ñu xam daal mooy muy constat mooy gis na nit ñi ba man de bi ma commencé jàngale université ak léegi bii mooy rentrée universitaire bi gën a bon. section SAES bu université Assane Seck bu Ziguinchor mu ngi wane doole boobee ci jamono ji nga xam ne nag section nationale mu ngi lancé xeex wi nga xam ne nag sumb na ko digganteem ak nguur gi mu dippee ko 3-4-3 Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine jërëjëf xibaar yi ci gàttal ñeel njiital FDS docteur Babacar Diop woolu nanu ko ci kanamu doyen des juges tey ci suba bu 11h ci kanam tuuti mu tegu ci kaw enquête bi jëm ci plainte bi nga xamante ni moom sëñ Diop defoon na ko jëmee ci waa administration pénitentiaire di kilifay kaso bi Sénégal mu waxoon fi muy génn kaso moom docteur Babacar Diop ne garde yi foofee ci kaso bi dañ ko daal di woon mitital ak agressé physiquement di lu administration pénitentiaire garde yooyu weddi woon ba mu set wicc fàttali ne leeral na moom Babacar Diop ne ginnaaw déglu gi ci kanam doyen des juges dina jano ci bëccëgu tey gi ak taskatu xibaar yi. maa ngi laa fay El Hadj Assane. bisimilah. nu door ak boxe tournoi ca Dakar Arena mu jëm ci qualification Jeux olympiques yi démb Sénégal boxeurs yi amaat nañu beneen défaite foofa Souleymane Sy bi yoon moom moo ñàkk ci boxam ba moom ak benn Ghanéen ñoo doon kon laale waaye mu ni la ko bett mooy Ghanéen ba xarañteef ga mu indi ca jongante ba Soda Thiam. ba léegi nag Sénégal amagul chance ci ring bi Souleymane Sy nag moom moo nekk ñetteelu boxeur sénégalais bi nga xamante ni daal di nañ koy éliminer boxeur sénégalais bi nga xamante ni nag ca États-Unis la daal di bàyyi ko xamal nañu ne xaarul woon xeetu boxe gi mu fi fekk. bien vrai que am naa revanche ak lépp mais manque d'expérience bi la. Ghanéen yi ak naar yi dañu faral di suñuy boxe ak doole quoi dañuy ñëw ak doole te. xaaruma woon lii vraiment xaaruma woon maa ngi doog a dajeeg boxeur bu mel ni mais bon jàng naa si lu bëri. ñeenti at nag ba mu tàmbalee di yëg ci ring bi Souleymane Sy àdduna jëmale fi boxe Sénégal toll ci gis-gisam nag autorités yi dañ ko wan ginnaaw. niveau boxe Sénégal moom baaxul suñu waxante dëgg rek quoi parce que je dirais que c'est fédération ministère des sports joxul gëdd boxe mu ko war a joxe quoi. boxeurs yi dañu waral di génn def ay stage au niveau international di dem si tournoi yu mag yi quoi. moom moomee Souleymane nag Ghanéen bi di Samed Chakoul moom moo ko daal di éliminé fi mu nekk nii nag moom Souleymane mi nga xamante ni gi moo nekkoon gulet muy bokk ci jongante international biral na ni dina def lépp lu mu mën ba beneen yoon mu yóbbu drapeau Sénégal fu sori Sénégal amagum na ñetti défaite ñaari athlète nag ñoom ñoo ci des ñi nga xamante ni nag ci talaata gi la ñu war a jongante mu di Karamba Kébé mi war a jàkkaarloo ko égyptien bi di Ali Karar Ali Moussa Youssef ak Khadija Timéra mi nga xamante ni dina jàkkaarloo ko ougandaise bi di Nanzir Catherine.
non daal di wax itam ci wàllu paralympique yi ñoom am nañu déjà kenn koo xam ni qualifié na ca Jeux olympiques yi xewee ca Tokyo ci atum 2020 ji Ibrahima Seye lay wuyoo moom nag taekwondo la dee def ba mu amee nag qualification yi ba noppi rafetlu na bu baax nañu ko jàppale ak liggéey ba mu def wax na itam la mën a ma def bu yeggee ca jongante ba ñu déglu ko. waaw yàlla def na ñu génn ci ak jàmm ak salaam dañuy liggéey suba ak ngoon am qualification bi vraiment di sant secret bi du lenn lu dul liggéey parce que dama doon entraîner matin et soir di jéem a yegg sama performance les techniques de combat xam li may xaar vraiment amoon naa espoir bi yàlla motali na ko c'était pour ça vraiment sant yàlla bu baax a baax am nañ confiance kay ama dañu war a liggéey rek dañu war a gën a liggéey ak suma coach a gën a liggéey parce que ko xam Jeux olympiques xam ni du compétition bu ndaw il faut que ñu yokk liggéey bi bu baax a baax entraîner matin et soir bu ñu fa demee mën fa am ndam incha allah. nu waxtaanee football ba ca Angleterre démb ñoom Sadio Mané gagné ti nanu ca championnat ba West Ham bi yoon lañu daal di kon toscore ñeel 3-1 Sadio Mané dugal na ak Wijnaldum ak Salah ñoom ñoo di kon buteeri équipe ba tax ba fu mu toll nii ña nga ca kaw a kaw. kenn mënatu leen a jege wàllu Ligue des champions tey dinañu ko amal boori 20h mu jëm ci 8e de finale aller yi nee nañu nag ca Italie Naples moo fa dee laale ak waa FC Barcelone waa Barcelone yi ba nu yegsee démb ca l'aéroport ja dañ leen a testé ndax indaaleew nu jàngoroy coronavirus ba leen testé ba noppi kenn su ñoom amut tawat ñu daal leen kon ndëxëñ ci génne platal goo xam ne daal waa Barça yi ñu jël seen ay matukaay yëpp ngir benn xeetu jàngoro bañ a daal seeni suwar yooya ci Angleterre nee nañu équipe bu Chelsea moo fa dee daje ak équipe bu Bayern bu Munich match Barça Naples nag di ko mën a déglu en direct ci RFM waaye beneen bi itam daal ñu ci toppal ay yëf lu ca xew rek ñu daal di koy wax ca similaksa wax itam na ca Italie jël nu dogal ni ci weekend bi daanu amal ay match championnat foofa waaye benn supporter du nekk ci stade yi dañu tuddee huis clos ndax dañuy bañ ay dajaloo ak i Mumbai ndax jàngoro ju saa si tembe ma ngay wëy di def ay jéego ca dëkk ba te dañuy bañ wàllante gi moo tax ñu daal di nekkoon supporter nañ toog seen kër xool télé bàyyi suwar yi doxal ndax loolu tax ñu leen di fay ñu wéy di ñaan rek waaw ndax gis nga ni France 24 yi ñu janool ñu ngi wax wàllu croissance mondiale gi ak wàññite gu ci am 2020 waaw loolu lépp ci njeexite jàngoro ji jàmm daal moo jik doomu aadama ba tax na sax waa OMS foog naa ne nee nañu OMS waaw yëf yi mën naa nekk pandémie comme ni nga bëgg a jaaxal ñëpp yàlla nañ ci yàlla musal amiin jaajëf Malal RFM rajo askan wi chronique culture bi ñu ànd ak soxna Anna Rocha maa ngi leen di nuyu mbokk yi association ngir gën a sukkali aada Mankagne moom itam bëgg na ñu boole ko ci bindaat gi ñu bindaat histoire générale du Sénégal loolee waral ñi bokk ci association di Pukumel ñu ngi ci gëstu bu baax a baax seen njiit di Dominique Campal muy dellu siwaat ci lan moo waral mbébétu association bi nga xamante ne day boole aada ak développement. Mankagne yi ñu ngi fi Sénégal bëri nañu fii dañu ci waxtaan suñu réunion de bureau mais jotaguñu saisir l'autorité bu koy diriger mais bu dee yàlla may nañu dinañu ko jéem a contacter. pour que mu bañ a fàtte que am na benn peuple bi fi nekk plus particulièrement Mankagne yi war nañu leen intégrer ci seen réflexion donc loolu ñu ngi ci gëstu seet naka la ñuy saisir commission bu koy jiite pour que ñu dugal ñu ci réflexion bi. ba Pukumel di juddoo en 1993 Ziguinchor ñun ñaari objectif la ñu amoon bu njëkk mooy naka la ñuy seet pour won naka la Mankagne mel bi ci tegu bu ñu dajalee comme ni ñu dajalee nii ñu gën a dëgëral suñu diggante mais bi ñu demee ba 2000 ñu doog a définir benn plan d'orientation ci biir plan d'orientation dañu yokk benn objectif mooy naka la Pukumel di def pour jéem a dugal loxo ci développement Sénégal d'abord ñu ne le Mankagne naka la ñuy def pour que ñu mun ko bind dafa coïncider d'ailleurs ak bi Ablaye Wade langue bu ñu bind rek ñu valider li seen liggéey dina doon langue nationale ci la ñu profiter ñu bind ñu mettre ñu en rapport avec la DAEB et la DPLN ñu bind lépp ba Mankagne en 2001 doon langue nationale. Dominique Campal yëkkati yile kaddu ci micro Max Kamfani ci jamono yi ñu doon amal édition bu njëkk pèlerinage Mankagne fële ca goxu Témento.
fii ci Ndakaaru édition 2020 bu festival film Femme Afrique mu ngi wëy démb ci ngoon ñu ngi doon amal séance de projection court métrage de fiction yi nga xamante ne ñoo nekk en compétition. Fatou Ndaw Mbaye moo ñu fa teewaloon. Pour la 4e journée du festival Film Femme Afrique, le public continue de répondre présent. 4 films de court métrage en compétition étaient au rendez-vous. Ama Sadbou, la seule réalisatrice présente, revient sur la trame de son film. Mon film s'appelle Saoudatou. C'est un docu-fiction qui parle de l'esclavage. Saoudatou, c'est une jeune fille qui vit dans une famille qui la traite comme esclave. Le racisme, un fait qui continue à sévir en Mauritanie, même en 2020, déplore-t-elle. Que vraiment, il y a de l'esclavage en Mauritanie jusqu'à présent, en 2020. Mais tu sais, pour être une esclave en Mauritanie, il suffit que tu sois d'une famille pauvre, faible, et surtout noire. C'est pas seulement du racisme, mais c'est de la crime. Parce que je l'ai vu, je le vois chaque jour. Ça se passe devant moi chaque jour. Et j'ai dit que je dois parler de ça. Malgré l'impact du film chez le public, Amal est emballée par autre chose que le fait de remporter la compétition. Puisque je suis dans ce festival et mon film est en compétition, pour moi c'est le grand prix. Parce que j'ai pas fait le film pour avoir le prix. J'ai fait le film pour que les gens le voient. La compétition se poursuit. Les 5 courts-métrages restants vont être projetés ce mercredi en attendant le délibéré du jury. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah